asalaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam di kontaan ci yéen trop nag tey nag ñu amaat beneen gan bu bees mu dëkk Fass Delorme ñu bàyyi ko nag mu présenté wu. waaw grand Cheikh maa ngi lay nuyu di lay sant di lay gërëm si invitation bi man nag maa ngi tudd Thiampou dëkk Fass Delorme juddoo fi màggee fi yaroo fi nekk un dirigeant de l'ASC Delorme. waa Thiampou dañu gis ni Fass Delorme bu njëkk da daan football yi gagné wala ñu gagné ko te du am violence mais léegi boobu ba léegi dañ gis beneen changement que ni problème yi bëri na yow lan moo ko waral. waaw grand Cheikh loolu wax si moom dama si sawar sax pour wax si ndaxte doon na lu ma métti trop sax si Delorme ndax ñun dañoo nekk ay jeunes comme ni ma la ko waxee juddoo fi màggee fi yaroo fi Delorme lépp fekk ñu fi ñu nekkoon ay booy comme booy yi fi nekk léegi amoon seeni âge nekkoon si ASC bi nekk supporter coupe yu gën a mag Delorme yëpp buñ koy gagné boobu ñun ñoo nekkoon supporters yi jël meilleur supporter pendant 10 ans duñ ko xëccoo kenn kon ñun violence musuñu si woon dox moo tax daf ma jaaxal trop bi booy léegi ñëwee yor ASC bi tout le temps nga siy dégg violence man daf may métti lool waaw moo tax bi ma déggee sax ne aj nañ ñu si nawetaan yi 2 ans mu métti ma lool parce que léegi da ngay dégg Delorme problème am ak HLM Fass Delorme am na problème ak Jàppo Delorme day am problème ak Jekko mi ngi bëgg a bëri te ñun xamuñu woon loolu ñun dañu daan gagné stade sax ñu tëgg ñibbisi di tëgg di ñibbisi ñëw ñu gagné supporter ñëw kon ñun violence musuñu si dox moo tax daf ma métti lool léegi bi booy di doxee si violence ndax Delorme xamul loolu Delorme football bu rafet animation bu neex gagné ak ñu ñàkk ko gagné ñu ñibbisi loolu la ñu xamoon. déggoon naa sax yaag Paco Jackson yéen a ngi ci doon waxtaan ci problème mu entre ASC Delorme ak ASC Jàppo nu mu mujjee. waaw Paco Jackson waxtaan nañu man ak moom si loolu lu bëri ndax bi affaire bi amee si diggante Delorme ak Jàppo ñaari yoon match bi tas parce que Jàppo dafa mun a Delorme match yi eggul waa Delorme yi tas ko ñu déggante téléphone waxtaan nañ téléphone lu ëpp 30 minutes war na mot ay 40 minutes man ak moom mu méttit lu loolu lool ma koy nuyu de passage man tam ma méttit lu loolu trop parce que dama ko ne man Delorme Jàppo bien vrai que derby la mais man dama bëgg derby boobu parce que Delorme Jàppo mooy relever football zone 2 parce que match la boo xam ne day neex day am ambiance kon warul yàqoo si ay violence ma ne ko il est temps yow de ton côté Jàppo nga wax ak sa jeunesse man de mon côté fii ma wax ak tamit booy Delorme yi ñu xam lan mooy nawetaan ndax nawetaan du violence nawetaan day boole mais du xaajaatle nawetaan loolu mooy bitam mais malheureusement booy yi ñoo xamatul léegi lan mooy nawetaan voilà. kon yow lan ngay dénk jeune Fass Delorme yi ci wàllu woowu ba nga xam ni dootul demee noonu. waaw lu ma leen di dénk rek mooy ñu roy si ñun ñi nga xam ne ñun ñoo yoroon ñoo nekkoon supporters yi ñoom fekk na leen fi bien vrai que dañuy nekk xale mais fekk na leen fi kon ñoom war nañu mën a roy ñun si suñuy tànk fu ñu jaar ñu jaar fa ndax ñun musuñu ñu déggal violence musuñu am ñu ñuy déggal violence ñun toujours duñu suñu équipe la ñu amal affaire di pousse suñu équipe à ce que naka lay def ba gagner xam nga équipe bu ñu mën a 1-0 45 minutes mu des beneen 45 minutes ngay tas match bi loolu boo nee supporter nga daf may jaaxal ñun fan daf ñu mën a fii 2-0 quart de finale 93 boobu ñu ngi am équipe bu mag terewul deuxième mi-temps bi ñu pousse équipe bi ba équipe bi égaliser dem gagner 3-2 suñu defoon ni booy yi tey tas match bi kon duñu mës a égaliser te kon dañuy toog tey li ma leen dénk mooy ñu yaru dafa baax xale day yaru waaw xale day am kilifa ah yooyu daal mooy yi nga xam ne moom lay dénk supporteru Delorme yi booy Delorme yëpp waaw ñu xam ne vraiment yaru daal lum la mayul mënu la kaa xañ mais yi ñuy dégg léegi nii si ñoom si violence métti nañu lool képp kiy mag Delorme métti na la ndax loolu du étiquette Delorme waaw du étiquette Delorme mun naa la jox sax benn anecdote ñu nag ASC Fass 94 moo ñu gagné final ñun ñoo ko supporté départemental
mu dem final ak ñaatali gagné ko par tiro bi mais pour wax la ne yàlla day fay lu rafet 95 ñu ñoo jël coupe bi ñoom la ñu gagné final ñu ñoo jël coupe bi ñoo jël départemental 95 pour wax la ne jëf bu rafet yàlla da koy fay kon ñun si yooyu lañ doon dox lépp liy boole lépp loo xam ne de lu rafet la ñun si loolu doon dox waaw. élection yi tiens bëri na candidat de bëri na mbër yu ngemb yow tey su ma la doon laaj nga baal ma nag de ba xam am nga mbër yow ban mën nga gemb yow koo àndal. waaw si local yi moom pour dire vrai am naa candidat bu may jàppale parce que dama yaakaar ne moo gën si commune bi jàppale wu ma ko parce que lii jàppale wu ma parce que lële gis naa programme am doy na ma te gis naa ne ku bëgg a commune bi la parce que comme lu may wax rek ñi fi mës a jaar yëpp musuñu yëkkati seen dërëm di ko def si commune bi laata ñuy nekk maire ku si nekk da nga ñëw rek wax rek nga fi doon andi mais moom au moins moom doon na def ay acte laata muy soxla commune bi kon kooku bu nee dafa soxla commune bi ñëw teg programme bu leer war nañu mën a ànd ak moom mi Cheikh Omar Sy man vraiment maa ngi si côté te di ñaan jeunesse bi yëpp ñu nekk si ginnaawam ndax gëm naa ak moom commune bi dina changer. ah waa Thiam yow nga ni Serigne Cheikh Omar nga tànn mais lan nga gis lu mu def ci quartier bi loo xam ni yow loo mën a teg sa baaraam la ba tax yow nga bàyyi ñëpp téye ko moom lan moo waral loolu. waaw Cheikh Omar li ma gis mu def si commune bi mooy ku fi am nakar mu teew ku fi am bànneex mu teew bi taw bi amee am ay côté yoo xam ne dafa inondé andi na ay oto jéem a fexe nu mu dindee ndox bi am na ay gravats yu amoon si ay quelques koñ fii mu andi camion andi ndaraan dindi ko gis nañu tamit terrain bu rafet bu mu defar terrain basket bi mu defar pour jeunesse commune bi mi terrain bu rafet di terrain basket jëloon sax initiative pour defar terrain football bi def ko terrain synthétique bu rafet ba génnee woon maquette beeg yëpp pour defar ko malheureusement ki fi ne wañ loxom xam ne xëy na comme defar na terrain basket bi bu defaree terrain football bi peut-être jeunesse bi yëpp dañuy daw si moom mu xam ne du avantage am mu téye loxom waaw man yooyu geste mu def vraiment tax na ma gën koo naw. élection yi metti la bari na xat-xat tàng na maanaam yow lan ngay dénk jeunesse Fass soo leen doon conseiller tey ak violence yi loo leen di dénk ni loolu lañ war a def yow. waaw comme lu mu leen di wax rek comme lu may wax jeunesse bi saa su ne man saa su ne su ma fi ñëwee maay waxtaan ak ñoom ne leen yéen a moome vent te bu leen fexe ba yàq seen vent moome vent mooy si ay élection lañ jëm te carte bi moo fiy teg ku fi toog parce que local yi léegi bi pas changé na nit ki dañ koy fal direct te carte moo koy fal raw gàddu la ku jiitu rek yaa gagné donc ñun tey ku nekk ngi daw di seeti jeunesse bi ku nekk ngi daw di wax tey li ma leen di dénk mooy seen carte boobu nga xam ne lañ yor nañ ko jox fu teg fu wóor ndax je pense que ne ku fi def 7 ans gisoo lenn si commune bi ndax bu ñuy wax commune dañuy wax assainissement boo ko waxee phase 0 soo waxee éclairage phase 0 soo waxee problème de sécurité 0 boo waxee même pavage phase mënoo ko gis da nga naan 0 donc ku la won loolu pendant 7 ans je pense que nag su fekkee jeunes yi lu ma leen di dénk mooy ñu am seen jomu bopp seen fulla bopp seen fayda bopp kenn bañ leen corrompre si di jox ay 20 000 ay 2 000 di la wax yu neex wala di la dig dañoo romb si jamono ay dig parce que ku def 7 ans waroon na mën a génnee bilan soo gisee ba léegi mënuñu génnee bilan mooy liggéeyuñu dara donc nag nañu yeewu ngir seen njëriñu commune xool ki nga xam ne moo gën si ñoom te man gëm naa ne mooy Cheikh Omar ñu ànd ak moom jéem a changer commune yi. jeunesse Fass dama gis ne ñu si bëri dañu jiital seen intérêt personnel au lieu que ñu jiital intérêt commune bi wala mais jiitaluñu intérêt commune bi seen intérêt personnel la ñu jiital te du loolu waaw soo nekkee si benn gox sa gox daf la war a gënal que sa bopp mais doo dem rek di xool fii nga xam ne yow fa la sa ceeb di tooyee nga dem farfa da ngay xool li nga xam ne moo gën si commune bi ak ki gën si commune bi nga ànd ak moom waaw te je pense que nag man mii di wax ak yow maire bi fi nekk dama bokkoon si ñu ko fal
jugé wu ma ko dama toog pendant 7 ans parce que def na 7 ans léegi su commune bi def naa ne su ma ko jugé war naa ko jugé ku def 7 ans su commune war nga mën a xam bilan am ndax baax na c'est positif wala dafa négatif donc pendant 7 ans wax dëgg yàlla rek tax ñuy wax gisuñu changement si commune bi pendant 7 ans ñu yor commune bu mel nii ñun bokk nañ si commune yu gën a riche si commune yi parce que commune bi dafa am recette bu baax parce que ñun 3 marchés la ñu am tey boo demee Médina dañuy tagg Bamba Fall mun naa wax Dakar sax dañ koy tagg di tagg ay Barthélemy ñoom lan la ñu am Bamba Fall benn marché nga mën a wax si moom mi marché Tilène ñun ñetti marché la ñu am ba pare am yeneen am ay marché Gueule Tapée am ay Soumbédioune ay yeneen am ay Saam am leneen ak leneen te commune bi mënul dox mënul avancer fa mu nekkoon la nekk ba léegi pendant 7 ans gisuñu dara lu fi changé lu dul ñi si xaaw a gis seen bopp rek mooy ñi nga xam ne ñi ngi si biir mairie bi nekkal fa seen bopp or que ñu war fi nekkal population bi. waaw Thiampo looy tàggoo lan mooy sa kàddu gu mujj yow. waaw lu may tàggoo mooy tout d'abord di leen gërëm si invitation bi di gërëm waa Fass di waxaat ak population bi surtout di leen woo toujours si yar. waaw ndax man moom lépp lu may wax rek si yar laa koy teg di leen wax ñu yaru ñu gëm seen bopp surtout dafa am solo ndaw day gëm boppam bañ ku ko dugal si naka su dul noonu ñu yaru xam ne ñu ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay mag ñi yërëm ndaw ñi cëral mag ñi. mbokk internet yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax nag lii moo doon suñu émission ak Thiampo nag. ku ne war na ko xam ci Fass Delorme Fass bâtiment HLM Fass Poyote ku yëngu la ci wàllu ASC Delorme di yëngu ci wàllu politique nekk aussi jeune boobu dynamique kon xam ni ku ñëpp di déglu la ku ñu jox kàddu la kon nag Thiampo ñu ngi lay sant di la gërëm di wax mbokk internet yi nag ba beneen yoon ci beneen émission ci beneen jamono di leen sant di leen gërëm jërë ngeen jëf merci.